Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës daara yi di Kennedy allié Codou Ndoye jàpp de la fosse ñëwoon ca boor ya jëlee nañu leen fa tey ci suba sous préfet bu Dakar Plateau moo xëy cëb déguerpissement bi yoon nag ñu ne la woon dana woon ni ndax ab brigade la ñu tekk buy saytu ngir ñooñee bañ a dellu si ña fa newoon nag la leen naqari mooy la ñu amagul fu ñu jëm syndicat bi ëmb liggéeykat yu poste la leen naqari yeggee nañu ko taskatu xabaar yi bokk na ci na kër gay doxee waaye leneen tamit bokk na ci poste finance nga xamante ne ab pàcc la ca kër googee nee nañ tey dañoo taxaw ngir xaajale ko poste loola yëpp nag ñu koy joxoñ baaramu tuuma ki nga xamante ne rek moom mooy njiital kër ga lu toll ci ñaari téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci suñuy koppar moom la ñu jox SDE di kër gi saytu ak toppatoo wàllu ndox mi ci Sénégal SDE financement boobee nag liñ ci jublu mooy fexe rek ba amal ay branchements sociaux lu toll ci juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer ci diwaanu Thiès ak Ndakaaru secrétaire général bu ministère bi ñu dénk wàllu hydraulique moom moo ko xamle premium impériale bu ñu ko déggee nag mooy prix ba ñu jox rek lead vocal bu Super Étoile Youssou N'Dour fële ca Japon ñu def ko nag ci teewaayu ñu am solo foofee ca Japon ñu ne nag guleet ñuy jël kon raay bu ni mel di ko rek jébbal ab doomi Afrique mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak daara yi di Kennedy allié Codou Ndoye jàpp de la fosse ñëwoon ca boor ya nag xëy nañu leen fa jëlee sous préfet bu Dakar Plateau moo xëy cib déguerpissement bi yoon nag ñu ne la woon dana woon ni ndax ab brigade la ñu teg muy saytu ngir nag ñooñee bañ faa dellusiwaat waaye nag la leen naqari muy ña fa ne woon mooy tey amaguñu fenn foo xamante ne nii war nañu faa dem dañ ci ànd ak Maymouna Ndiaye Pape Sangone Mbaye. ñu bari ci ñoom def nañu ay ati at fii ci booru école Paye ñu ngi fii ci Gueule Tapée fóotkat yi bi ñu jugee seen dëkk ak léegi yàgg na loolu ñu dem ba bokk fii ci Gueule Tapée tey jii ñu ne leen foog ñu jóge fii ndax kat fi ñu toog baaxul ñu yore seen njaboot ne amuñu fu ñu jëm. bu dañuy liggéey jàppale ñu sunu doom yi ak suñu jëkkër yi moo tax ñu ñëw toog fii suñu xaalis yëpp a ngi ci àll bi nag kon nag tey bu ñu fi jógee waaw dañuy liggéey bàyyi suñu alal bi ku ñëw taal sa oto ñëw fas bu ñu fi nekkul kañ la fiy fekk te xamuñu seen kër yi. léegi ñoom bu ñu muñee may ñu delluwaat fii di liggéey di ñàkk di jëriñu ñu may ñu ko ndax ñun xamuñu feneen fu dul fii la ñu xam. maire bu Fass Gueule Tapée moom mu mel ni wax ji yëngalu ko moom Ousmane Ndoye dafa bëgg rek askan wi xoolaat bu baax xippi ay bëtam ndax kat liggéey bii ñoom lay jëriñ. li ñu bëggoon mooy population yi lu mel nii boo amee ñu xam ne seen environnement la ñu ñëw jàpp ci jàppale ñu ci
fas yéene teg en place benn brigade boo xam ne fii lay nekk nag di fa doxantu kenn duutu fi toog moom bu soobee yàlla. fexe ba yaatal mbedd yi commune yi amaat beneen xar kanam cet gi doon lu sax sous-préfet bu Dakar Plateau noonu la gisee. commencé nañu lycée Kennedy ñëw nañ ci école Amadou Lamine Diène lycée de la Fosse ak lycée école Aly Kodo Ndoye li war école yëpp dindi nañ ko mooy salte yi fa nekkoon garage mécanicien yi fa nekkoon fóotkat yeeg jaaykat yeeg table marchand ambulant yeeg yëpp dindi nañ ko fa. c'est l'occasion pour wax ñi si nga xamante ne ñu ngi si yeneen communes yi képp ku occupé illégalement la voie publique bu la yeboo nga jël sa bagage nga préparé nga dem. liggéey bi nga xam ni sumb nañ ko tey jii dinañ ko yaatal fii ci Ndakaaru bañ nañu ko ba brigade bi nga xam ni mooy topp liggéey bi ndax ñi ngi koy doxalam déet dina ci liggéey ci njàppandalu police ak ñi féete ci préfecture. jaajëfal ko Maymouna Ndiaye liggéeykat yu poste ñoom nag xëy nañu mer ñoom it seen jafe-jafe daal yeggee nañu ko taskatu xabaar yi bokk na ci kër gay doxee ñu ne dëppawul ak yoon ndax lu ca bari dañ leen caa seppi lu ci mel ni tamit poste finance nga xamante ne ab pàcc la ca kër googee tey dañoo taxaw ngir xaajale kook poste dañ ca ànd ak Fatou Bintou Konté. liggéeykat yi nekk ca poste jamono ji dañoo mer ba futtu buñ leen dégloo ñoom ñi nekk ci entreprise boobee dañoo jàpp ni jafe-jafe rek la ñu nekkee ba tax ni nguur gi dafa fas yéene joyanti bile entreprise wante nag ñoom kenn boolew leen ci direction générale bi jamono ji nangu leen ci wax dara ñu di ko ñaawlu. gis nañu ne loolu wax dëgg yàlla bu dee def nañu ko defuñu ko nañ ko waroon a defee parce que kër gi tey jii nii la nga xam ne moom mooy xayma nekkin bi muy état financier yi 2013 lañ ko gëj a génnee donc bu fekkee ne dañuy joyanti fan la ñu basé wu. ci ay état financier de 2013 alors qu'on est en 2017 loolu c'est problématique. ci joyanti boobu sax li nga xam ne moom moo di poste finance di benn branche bu nekk ci biir poste dañ koo fas yéene séparé ak li nga xam ne moom moo di poste ñoom postier yi nag xamuñu sax loolu lan lay wundu ba pare projet bi ñoom nanguwuñu ko te di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy seen direction générale ñu wax leen ci lu leer. te dañu jàpp ne poste finance ni mu mel nii nekkin bu baax la parce que entreprise buy def xam nga total de bilan de plus de 100 milliards warul déficitaire bu déficitaire yorin bi moo bon yorin bi bu bonee kan moo ko war a saytu kan moo ko war a lijjanti. poste nag jamono ji ci situation bu metti la nekk ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee jàpp nañu ni lu ji njaak directeur bi la ndax fi ñu toll nii ñoom lépp loo xam ne moom mooy daaneel poste rek ci lay yëngu. politiser na institution bi ba pare di recruter nam ko neexee. gisuñu directeur général boo xam ne wane na yoon boo xam ne moom la ñu war a jublu pour liggéey mu naat xam nga mu dolleeku tey jii li ñu gis mooy directeur général boo xam ne dafa retranché wu. li ñu constaté moom mooy dafa tëb jëmmi jamono en laps de en moins de 2 semaines mu recruter plus de 400 personnes xam nga fi mu toll nii ñu ngi en fin d'année budgétaire. donc lenn justifié wu ko mu war a def loolu te ginnaaw loolu bàyyi na ay contractuels yoo xam ne ñu ngi fi 3 ans 4 ans mu bàyyi leen embauché wu leen am ñoo xam ne dañu ñëw rek ñu jël leen directement. liggéeykatu poste yi nag tey ñu amaloon ndaje ak taskati xibaar yi di leen xamal ni fi mu ne nii danoo fas yéene xeex lu ñu am jël. yeneen liggéeykat yu mer lool fas yéene xeex ñoom it ba am ndam ca la ñu bëgg muy intersyndical boobu nga xamante ne nag moom moo boole liggéeykat yu Soleil ñoom sax nee nañ waxtaan yi nga xamante ne nag ñi ngi ko doon lal seen digg ak nag seenub njiit fi mu ne nii ajandi nañu ko te nag dàq ñu nag benn xeex ndax tey jii lenn képp la ñu bëgg muy ñu taxaw ci seen i jafe-jafe Moustapha Lo moo wax ci seen tur ñu teewlu ko ak ci micro Cheikh Hassana Fall. comme ñun suñuy problème posé nañ ko fi ñu ko war a posé waxtaan nañ fi ñu war a waxtaan. gisuñu ci benn saafara ñu ne donc gis nañu ne jaratul ñu continuer négocier ak directeur général loolu moo tax bi ñu ñëwee rendre compte base bi ci problème yëpp yi ñu tegoon mooy fukki point ak benn ñu gis ne daanaka benn point rek lañ ci laal point yi nga xam ne moo taxoon dëgg-dëgg ñuy xeex amul benn avancé base bi ne ñu wax dëgg yàlla ñun gisuñu suñu bopp ñu bañ a nax kenn ñu décider vraiment continuer suñu xeex continuer suñu revendication déposé nañ donc préavis depuis le 16 octobre léegi nag ku ñu xam foo jëm doo fa àgg mais ñun daal li ñu mën a wax mooy ñu ngi continuer suñu combat te duñu dàq benn forme de lutte boo xam ne yoon may na ko.
ñu dem ba diwaanu Kaolack foofu tamit kër gi nga xamante ne rek moom moo yëngu ci wàllu textile ñu gën koo xam ci Domini Texta ñoom nag fi mu ne mer nañu lool ñoom it nee nañ kër ga na muy doxee tamit neexul leen benn yoon waaye jafe-jafe yi nga xamante ne nii moom la ñuy jànkoonteel tey jile bokk na nag ci wàllu payoor ndax bu ñu bëggee jot sax ci seen payoor ay jafe-jafe kese la ñuy am Ibrahima Diame la ñuy fekk ji Kaolack. liggéeykatu Domitexka génn nañ ci noppi gi ñu nekkee woon ndax nee nañu ay fan a ngi ni ñuy dégg ñu nga xam ni dara taxu leen a jóg lu dul lu daaneel seen usine bi ci seen intérêt bopp képp loolu nag nee nañ duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg ba tax na ñu amal janook taskatu xibaar yi pour wane d'abord seen mer waaye tamit pare pour jëflanteek ñooñu lee. tey jii bu ñu jógee ba dégg ay nit naan taxaw naan dañoo bëgg xaalis bañ leen amee nañu dajji machine yi fi nekk. jaay ko ngir fay arriéré salaire yooyu passif social boobu ñun daf ñuy jaaxal parce que lii fi nekk tey bu ñu ko démantelé woon jaay ko duñ ci am 25 millions. tëjum usine Domitexka nag loolu musiba la ci gis-gisu liggéeykat yi la nga xam ne ñoom ñëpp ay borom njaboot lañu te su boobaa coono rek la leen di dikk. lii di textile man ak samay morom yi toog ñii ñëpp suñu papa fi ñu doon liggéey ñun ñëpp ci lañ jutu ñu mbëri ñaan ci lañ xaalisu mbër la ñu ngénte ñun xaalisu piis la ñu ngéntee ci la ñu ngéntee suñuy doom. donc suñuy waajur ak suñuy seen i rakk du ñu bàyyeel sa leg la ñun ñu koy sàggal du ñu mujj pësëb ñu réer de duñu ko seetaan xanaa ñu rey ñu lépp luñ ci mën a def na pour mbir mi sax dinañ ko def. solo gi ñu gis ne nag usine Domitexka war na ko mën a am ci wàllu defar tissu pour doomu Sénégal moo tax ñu ne nguur gi war na ci mën a dugal loxoom pour ñu mën ko suqali. département yi nga xam ne tëju na te mën nañ koo tëjee ay yeneen ndaw ñëw mën cee liggéey te loolu la ñu nekk ñun. lépp loo xam ne xalaat nañ ko te bu luy wax dox ci usine bi mboolem bataaxal boo xam ne bind nañ ko autorités yi sénégalaises yi toftal nañ ci document boo xam ne mooy wan suñu xalaat ci luy relancer kër gi muy présidence de la république muy primature muy suñu ministère de tutelle ministre de l'industrie ñoom ñëpp xam nañ suñu mébét ci kër gi. Domitexka wala domaine industriel du textile de Kaolack ñoo ngi ko samp ci zone industrielle bu kawoon li muy defar moo di ay tissu li ci gën a bëri nag ñoo ngi ko jaayee bitim réew rawatina Mali Mauritanie Burkina Faso. màggalu Tuubaa gi ñu ngi koy waajal ñiy jaay glace nag di frigoriste yi nga xamante ni ñoo koy jaay ji foofee ci dëkk bu sell ba la ñu bëgg nag amaguñu ko ndax taxe yi nga xamante ne nag moo tegu ci seen dodd la ñu ne cher na 4 junni ci la toll ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi daal ñu dimbali leen bu baax a baax ba taxe yooyee mën a wàññeeku ñu teewlu ci Astou Badiane ci micro Cheikh Hassana Fall. at mun na dañuy indi glace Touba mais il se trouve que nag taxe yi dafa cher parce que juuti bi moo ngi ñu sonal ci yoon bi 20 000 francs par camion metti na lool ba fa metti yem waaw ñu doon ñaan nag li laay war a sóori su fekkente ne nag mun ñu ko dindi nañ ñu ko oyofalal ba mu oyof parce que taxi yi dafa metti da ngay loué oto mu cher ay 300 000 400 000 chauffeur yaa ngi taxaw mën nañu maa seede yaa ngi dégg ki yéegal glace gi da nga koy fay ki koy wàcce da nga koy fay ba pare pont bascule baa ngi ci yoon bi dégg nga ak yeneen te léegi ñun yenn yi dañ ko joxe aadiya comme ni ko sama doomu ndey bi waxee ndax kenn ku ne am nga koo xam mu jiite mbooloo foofu wala ngeen am daayira wala nga am dëkkandoo boo dendal nga war ko may glace yooyu la ciy am yaa ngi dégg te glace gi dañ ko fa soxla dafa tàng dañuy war a liggéey nañu ci jàppale li laay war a sóori ñu ngi koy ñaan li laay war a sóori ñu teggil ñu ko wala ñu wàññil ñu ko bokk as néew. liggéeykat yu hôpital bu Pikine ñoom nag xëy na nu janook taskatu xabaar yi ndax sax toogaay ñaxtu la nu bëggoon amal waaye mujj bi soppi nañu ko janook taskatu xabaar yi nag wax li leen métti gannaaw gone gu jigéen googee faatu woon ca hôpital boobee ñu joxoon leen ca baaramu tuuma nee nañ nag dafa am rek ay nit ñu taxaw bëgg a gàkkal seen der te loolee duñu ko nangu benn yoon dàkkuñu sax dem ba fa mbaxane doonee benn ngir nag ñu bàyyi leen ndax boobu ba tey seen liggéey la ñuy def na mu waree ñu teewlu ci Abdoul Dem moo wax ci seen tour ak Salisso. ñu ngi jaale famille défunt bi nga xam ne Aïcha Diallo dafay mujj a gaañu ñu regrettons aussi de acharnement bi fi am bu am ci biir hôpital bi par rapport ak ay ñu bëgg ko politiser ñun aussi duñ ko nangu parce que on est un département plus peuplé que certaines régions parce que département bi ci boppam lu mu engorgé pour ce que on a pris ñetti département la ñu yor presque Guédiawaye Rufisque Pikine malgré tout ça lal ñu doy sax mënuñu leen parce que tout ça ñu ngi ci ay situation yoo xam ne personnel bi sax dañuy daw suba ak ngoon pour def bànneexu malade yi moom ci boppam xamul gisul bant gisul dara donc anis la ci anis bi la jaar mais il faut mu indi ay aussi preuve par rapport à tout ça là aussi il faut ngeen demander ko de quoi s'agit-il waaw la famille
donc loolu yëpp il faut ngeen xam. ñun aussi nga dinañ def tout pour que administration porte plainte contre X pour diffamation parce que boobu ba tey su ko deful xësi conseil juridique ñu xool parce que nag aussi du ñu nangu ñu ñuy attaqué de tribord babord ba pare ñun aussi du ñu am benn yit ba nga xam ne duñ ko def pour aussi stopper loolu. ca kanamu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès am na ku fa ñàkk bakkanam kooke nag ñu ne àndul ak xelam loolu tax na nag ba ab laaj samp muy ñi nga xamante ne nag ànduñoo ak seen xel ndax léeg-léeg dañ leen di bàyyi ci anam yoo xamante ne nii daal nekkul anam yu mucc ayib lu ca mën a doon ki nga xamante ni moom mooy Ansoumana Dione moom mi nga xamante ne nag moom moo jiite kuréel gi nga xamante ne nag kon moom moo ëmb ñooñee ma ngay naqarlu lu ni mel ndax nee na ki nga xamante ne kon moom ñoom ñooy kilifa yi rawatina ak kon kilifa yi nga xamante ne ñoom ñu jiite kon hôpital boobee waroon nañoo doxalee neneen lu jëm nag ci hôpital boobee njiit la wax na nee nañ bu leen ko kenn jiin ndax ñoom seen liggéey ñu ngi koy def na mu waree Cheikh Anta Diop Sey Latir benn mag bu tollu ci juróom-benn fukki at tàggoog xelam ñu indi woon ko fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès doon ko fi faj ci ginnaaw si gi ñi nga xamante ne nag ñi ngi fii ci buntu l'hôpital bi jaay wax ni dafa am ñu ko génn ci buntu l'hôpital bi teg ko ci biti ba ñoom sax ñoom ñoo ko jëloon doon ko jox lu mu jëfandikoo doon ko toppatoo ci la nag ñàkke bakkanam tax njiitu kuréel gii nag di toppatoo ñi nga xamante ni seen xel dafa wàññeeku dikkoon fii ci diwaanu Thiès naqarlu ko lool. naqar la gu rëy amul benn sénégalais bu ko rafetlu ab nit ku ànd ak xelam mu dee ci buntu hôpital te moom du bàyyi ma nit la am ak yelleef ñu war ko dimbalee mu am droit si wér-gu-yaram mu am droit ci dund ñu seetaan ko ba mu ñàkk bakkanam fii ci buntu hôpital bi loolu dafay delloo si coow li nga xamante ni mooy laaj pour que ñi amee feebaru xel nekk si mbedd mi taxawaalu ñu faj leen ba ñu wér. directeur hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès biral ne nag loolu yëgu ko te lu jëm ci ñooñu nga xamante ne dañoo wàññeeku di leen ci indil ñu bëri ba sax l'hôpital bi da leen di toppatoo bu baax. loolu moom dina ma xaw a jaaxal yenn saa yi sapeur yi indil ñu ay malade yoo xam ne ànd ak seen xel dañ leen di wax malade mentaux te loolu aussi seetlu naa ne saa yu ñu mës a ñëw service social bi nekk ci hôpital Thiès ak seen xarañ ak seen taxawaay nañ def li ci war yëpp jënd leen garab. dañuy dem ba jënd leen ay yére defaraat seen toilette yi ba nga xam ne lépp lu ñu war a defal malade dañ leen koy defal jafe-jafe bi ñuy am mooy du ñu gis accompagnant. jamono yi nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllum paj mi ak askanu Thiès ñoom ñëpp nee nañ ñi nga xamante ni seen xel dafa wàññeeku am na yeneen bërëb yoo xamante ni dañ leen ko war a mën a tabaxal ngir ñu mën faa nekk ñu leen di toppatoo ba keroog ñuy wér. ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci milliards moom la ñu jagleel SDE di kër gi toppatoo wàllu ndox ci Sénégal ab financement la nag li tax a jug kon financement boobu bokk na ci rek ñu amal ay branchements sociaux lu toll ci juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer waaye tamit jafe-jafe yi nga xamante ne nii léeg-léeg réew mi ngi koy jànkonteel ci wàllu ndox loolee la ñu bëgg mu dakk Cheikh Tidiane Dione. lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti ci ay milliards moom lañu daal di jagleel lépp lu jëm ci wàllum alimentation ci ndox ci région bu Dakar ak région bu Thiès ngir ñu daal di mën a agsi ci lu ni mel am nay programme yoo xam ne fas nañ ko yéene taxawal bokk na ci benn usine de traitement pompage boo xamante ne capacité bu jéggi dayoo la am waaye tamit benn conduite transport boo xam ne lu toll ci ñaar téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay kilomètres ñu daal di ci toftal juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer ci ay branchements sociaux. si suñu projection dañuy def ñaari usines yu mag déjà Kër Momar Sarr 3 ak dessalement au niveau des Mamelles. am nañu ay forages yu ñu commencé Tasset yu war a indi 30 000 maanaam ñetti 30 000 ñetti junni ñetti téeméeri junni mètre cube. mètre cube mooy junni kii 1000 litres maanaam junni litre ndox ci Dakar ak beneen aussi bu toll noonu bu ñu war a def ba yàq waaye tamit am nañu projet yu mag boo xam ne beneen usine la ñuy def ñetteelu usine bi ñuy def Kër Momar Sarr boo xam ne ni déjà partie bu concerne Thiès muy réservoir yi door nañ ko conduite yi war nañ ñëw fii ak lu du mat weer ensuite ñu commencé koo teg balaa ñëw tabax usine bi. lan moo tax ndox di manqué ci capitale bu Dakar lu ni mel dafa mel ni tontu bi ñii di techniciens yi am nañ ko ñoom dañoo jàpp ne château d'eau bu màgget boo xam ne ñu ko tabaxoon ci atum 1930 moom moo sabab lu ni mel. Dakar bu nekk jour waaye tamit am nañu projet yu am solo yu ñuy commencé nii muy Tasset wax naa ko sànq 30 000 mètres cubes jour
ak yi ñuy war a def bayax ak cëddeem yooyu yëpp pour yokk production bi la. acte 1 bu programme bu ni mel lépp lu jëm ci wàllum ndox daal nañ koy jagleel région bu Dakar ak bu Thiès leneen liñ ciy toftal bokk na ci région bu Fatick ak bu Kaolack ñoom tamit war nañu bénéficier wu ci même programme boobu waaye tamit ñetti usines yoo xamante ne li leen tax a jóg moom mooy traitement fiole ak sel loolu war nañ ko samp ci ñaari région yooyu ngir askan bi mën a am ndox mu sell. ñu wax ci njaayum gerte ren jii nag ñu ne opérateur chinois yi kenn gisagu leen benn yoon waaye nag PCA bu Sonacos mi ngi dalal rek xelu producteurs yi ne nag mën nañu sukkandiku ci ñi yëngu ci wàllu dawlin bi fii ci Sénégal ndax mën nañ leen a gunge ci seen i mbébét lu soxal itam ci wàllu njëgu kon kilo gerte bi donte nag jàppagunu ab njëkk muy prix fixe lenn rek la ñu ne xëy na bu ñu ci téye dana baax muy ñeent fukki dërëm yi ak ñaar ñu teewlu ko moom Youssou Diallo moo nekkoon tey ganu xabaar yi ci micro Chérif Dia. léegi tey njaayum gerte mi tàmbali fii ci Sénégal waa Sénia di kuréel gi dénk xalaat ci njëgum gerte gi ren liñ proposé gouvernement bi moom mooy kilo bu nekk ñu jaayee ko ñeent fukk ak ñaar dërëm ki jiite conseil d'administration bu Sonacos rafetlu njëg gi. yaakaar naa ni njëg bu jaadu la parce que njëg bi dëgg tey jii bu fi marché bi toll ci àddina si ak fi dollar bi toll normalement njëgu gerte gi ñu ngi ko waroon jëndee 187 muy fanweer ak defe naa juróom benn dërëm yu tegal tuuti et njëg nag bi nga xam ni moom la CNIA nga xam ni mooy comité national interprofessionnel arachide digal nguur gi mooy 210 mooy ñeent fukk ak ñaar boo ko xoolee diggante boobu am na ñeenti dërëm ak ñetti 15 yoo xam ni dana manqué te loolu nag nguur gi moo ko nara dugal mottali pour que baykat bi mën a gën gis boppam ci njëg bi loolu nag boo ko xaymaa ci li nga xam ne nar nañ ko jënd dana nekk lu jege 10 milliards. li ci tiital nit ñi rek moom mooy chinois yi daa jënd gerte gi ñoom kenn gisu leen ci terrain bi leen ba tax na waa Sénégal bëgg a sukkandiku ci ay huileurs yam bokk ci ñoom waa Sonacos ngir rek jënd gerte gi ci baykat yi. waaw chinois yi de ñaanuñu yàlla ñu génn ci seen loxo waaye li ñu gis daal ren ci marché bi mooy dafa mel ne daal seen teewaay na mu daan demee. alma Sonacos ñu am financement bu doy boo xam ni njëg bi nga xam ne moom la nguur gi wax danañu jëndee ci njëg boobu mu bañ ko yées parce que njëg bi nguur gi di digal nit ñi ñu jënde ko day njëg boo xam ni mën na yokk waaye mënul wàcc. waa Sonacos nguur gi digoon na leen ab financement ñoom nag nee nañ bu ñu jotee ci financement boobu mënoo ñoo jënd lu jàpp ci 250 000 ba 300 000 tonnes ci gerte ci atum ren mi bu ñu sukkandikoo ci PCA bi. mu nekkoon reportage bu Chérif Dia niñ koy xewoon ci ponk xibaar yi Premium Impériale mooy nag prix bi ñu jox rek lead vocal bu Super Étoile Youssou Ndour fële ca Japon la loolee nag ñu amal ko ci teewooy ay kilifa foofee ca réew mi ñu sargal ko bu baax a baax nag ñu ne guleet sax ñuy jox raaya bu ni mel ab doomi Afrique dañ ci ànd ak Aïssatou Paye Patrick Touker. prix bi ñuy wax prix Premium Impériale bi ko prince Itachi Rako empereur u Japon bi jox démb ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre du lu bees ci leaderu Super Étoile bi di Youssou Ndour raaya la rekk bu tegu ci ay raaya mu bokk ci prix artistique bi gën a mag ci wàllum art ñu koy sax méngale ak prix Nobel des arts lu tax nag ñu jox ko doomu Medina bile tontu gi jaruta seet carrière bu riche liggéey bu dëggu jàpp te bañ a bàyyi gëm Afrique ak doomu Afrique. Wake up stand up Africa gëmal sa bopp gëm li nga doon lu bare nga am lu bare nga mun waruloo noppee ni may ko ndam lu rëy li naam ndam yàgg na accompagner carrière Youssou Madjiguène Ndour mu yàgg nag jël sonorité africaine yi lëkkale ko ak musique du monde te la ubbeeku ci world musique jaay itam musique sénégalaise fépp fu mu mënti nekk prix Premium Impériale bi nag nekk consécration
nañu fàttali rek ne prix bi ñi ngi koy joxe depuis atum 1989 Youssou Madjiguène Ndour nag xam ngeen ne du yem ci lile mi ngi wëyal liggéeyam Bercy mi ngi koy xaar foofule ca Paris mu nekk nag loo xamante ne mi ngi participer ba tey ci jaay gi muy jaay suñu aada ak cosaan ak musique sénégalaise Youssou Ndour nag bi mu jotee raaya bi ba pare mi ngi naan réewum Japon arigato gozaimasu maanaam mi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Thank you. Arigato. Thank you. Thank you very much, Mr. Ndour. di la jaajëfal yow it Aïssatou Paye lii nag ab culture la ñu gën ko xam nag ci wàllu caada waaye bi yoon nag jàppale ne ab taalif la ay taalif yoo xamante ne nag ki nga xamante ne rek moom mooy Alioune Badara Bèye moom moo ko génnee di ci nag sargal ak delloo njukkal kon Chérif Ousseynou Lahi ci poème yi nag mi ngi ci rek delsi ci jaar-jaar ak njàngaleb Chérif Ousseynou Lahi naka noonu it dellu na ci sargal soxnaam yaayam ba ci nag ñi nga xamante ne nii ay kilifa diine lañ di ñu mag nag ci diine Layène Aïssatou Paye lañ ci àndal ak Thierno Laurent Mendy. zikr yi ngeen di dégg nag lépp pour sargal ki nga xamante ne moom moo tax ñu bind téere bile Chérif Ousseynou Lahi nag Alioune Badara Bèye sargal ko ci ay poème yu mu tuddee chant pour Chérif Ousseynou Lahi sargal gu mag ci nitu diine bu mag ci communauté Layène bi yàgg xeex ngir ñu am jeunesse bu baax. Chérif incarnait un peu les préoccupations de cette jeunesse. Chérif Ousseynou Lahi bi nga xamante ne moom la ñu jagleel téere bi dafa mës a taxaw nag ngir jeunesse bi jàng ba am fu ñu jàppandi ba nga xamante ne lépp lu mu mënti def rek fàtte wu leen si. téere bi mu bind nag sargal naa si ñi nga xamante ne ñëpp ñooy nitu diine yi nga xamante ne ñoo doon Maam Limaamu Laay al Mahdiyu ak doomam ji di Seydina Issa Laye te nga xamante ne mooy l'emblème des emblèmes. Moutazar et son fils Seydina Issa Rouhou Laye l'emblème des emblèmes. ci wàllam itam jawriñ bi ñu dénk wàllum transport aérien di fàttaliku fi mu jaar ak nitu diine bile. Il fut mon guide, mon ami, mon confident. Recueil de poèmes bi di chant pour Chérif Ousseynou Lahi suivi de Fulguré nekk ab témoignage ci benn nitu aada ak cosaan bu mag ki ko xamle di Alioune Badara Bèye waaye itam recueil de poèmes bi nekk sargal ci communauté Layène bi yëpp. ma ngoog téereb taalif ñu jagleel ko rek taarix Layène ñu lay jaajëfal bu baax Aïssatou Paye mbokk yi nit cant ak ngërëm ñeen na leen ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.